Seven Truth. Seven Truth mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci seen émission bi ngeen tàmm di seetaan saa su nekk ñu leen koy digtal muy débat de la rue tey débat de la rue ñëw fi nga xam ni mooy Bambilor indi fi thème bu am solo boo xam ni nar nañ ko fee waxtaane ak situation yi ni ngeen ko xamee ñu nekk si jamonoy nawet askan wi sonn lool ndax mbënd mi nga xam ni sonal na leen kenn mënut a dem kenn mënut a dikk jafe-jafe yooyu ñu dëkk ci Bambilor di koy di dund tey Seven Truth jógee ba Sangalkam ñëw fii au niveau de Bambilor bëgg see waxtaan ak suñu invité yi ngeen gis ñi ñu toog ak ñoom kenn ki féete suñu ndeyjoor mi ngi tudd Djiby xam naa dinañ ko jox kàddu gi mu présenté ak askan wi nga xam ni ñoo koy seetaan à travers la Seven Truth après tamit dinañ jox kàddu gi ki nga xam ni mooy Abdoulaye Cissé nekk suñu côté càmmoñ moom it mu nuyoo ak askan wi nga xam ni ñoo leen di seetaan bu ko defee ñu mën a tàmbali waxtaan wi ma rappelé la rek thème bi nga xam ni moom la ñu war a waxtaane mooy les inondations au niveau de Bambilor maanaam mbënd mi nga xam ni gis nañ ko Bambilor ngeen koy gis noonu ci image yi muy ndox moo xam ni taa yàgg loolu dañuy jox kàddu gi ki nga xam ni mooy Djiby mu nuyoo ak askan wi koy seetaan bu ko defee ñu tàmbali waxtaan Djiby ñoo ngi lay nuyu. asalaamaaleykum maa ngi leen di fay Cheikh Bamba ñu ngi lay nuyu di la fay aussi di gërëm di rafetlu seen déplacement bi ngeen def man maa ngi tudd Djiby Sow dirige association bu ñuy wax association ADEPEC bon tudd ko association ànd defar Bambilor suñu but ak objectif lii si la bokk muy taxaw askan wi si situation bu ñu mënta nekk surtout si cause bi nga xam ne dafa nekk fan yi muy cause inondation bi loolu tamit vraiment soo leen déplacé wu ñëw si ñun aussi dañ koy rafetlu di aussi di profité aussi occasion di masawu aussi ñëpp ñi nga xam ne tamit loru nañu tamit ci ndox mi fan yi tamit. jërëjëf Djiby si présentation bu am na solo Abdoulaye Cissé ñoo ngi lay ziar. maa ngi leen di fay salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen nuyu kenn ku nekk turam ak santam di leen gërëm ci invitation bi ngeen ñu invité ñu nuyu aussi suñu naataango yi nga xam ne ñoo bokkal Bambilor donc effectivement comme ni nga waxee sujet bi ñuy aborder tey dafa nekk situation boo xam ne ñun ñëpp koy dundandoo donc mu nekk loo xam ne tamit metti na te ñu ngi encore une fois comme ni ko suñu naataango ji bi waxee masawu ñëpp di ñaan yàlla aussi ñu débat bi mën nañu permettre ñu waxtaan pour mën a comprendre fan la ñu mën a tegu pour trouver ay solutions pour problème yu mel ni voilà jërëjëf ginnaaw présentation bi am solo bi nga xam ni suñu invité yi def nañ ko kon dañuy attaqué li nga xam ni moo waral waxtaan wi ak li nga xam moo tax ñu indi débat de la rue fii au niveau de Bambilor comme ni ngeen ko gisee nag ci ginnaaw dina leen xaw a jaaxal lool mais da ngeen comprendre que ni situation yi moo ko waral ndax débat de la rue ci mbedd mi lay amee saa su nekk ngeen ko daan gis mais taw bi ak ñàkk foo teg caméra ci biir Bambilor tax na ba dugg si ab ruqu ngir mën leen a defal émission bi ngeen dégg jafe-jafe yi nga xam ni waaw commune Bambilor ñoo ngi koy dund kon xam naa dañuy commencé ak waxtaan wi rek ak ki nga xam ni mooy Djiby ndax gis na ni Bambilor jafe na lool nit génn dugg ci kër lan moo waral loolu. di leen jaajëfal loolu lan moo ko gën a andi mooy que Bambilor soo xoolee ba si biir bu njëkk tuddul woon sax Bambilor dafa tuddoon la zone des Niayes zone la boo xam ne bi agriculture ak élevage kese moo fa doon dox. parce que dafa dem ba si biir lu ñuy waxeet habitation ñëw fekk si ko éliminer li ñuy wax agriculture ak élevage bi te dañu yàgg wax ne yoonu ndox du mës a wàcc yoonam dem na ba si biir léegi au lieu que ndox mi fu mu doon jaar pour mun a egg au niveau de Lac Rose dafa dem ba finalement dafa commencé di tëju léegi au lieu que mu topp lac bi mais finalement day def retour su defee retour aussi day fekk si askan wi loolu moo tax Bambilor tey di dund situation bu ñuy dund loolu bokk na si parce que tey ji soo xoolee Bambilor yëpp on dit l'ensemble de la commune de Bambilor tey foo dem tamit yaa ngi fay fekk ndox ci mbedd yi ba ci biir kër yi parce que conditions yi temps yi métti na trop parce que ndox bi amatul yoon bu mu war a mun a dem pour egg au niveau de Lac Rose chaque année foofu la doon dem mais cette fois-ci c'est très compliqué amatul yoon loolu moo gën a andi cause bi aussi si la bokk. maanaam nit ñi fi ndox mi waroon a jaar ñoom fa lañ dem dëkk ba ndox mi mënatul a jàll wala nu mu demee noonu. ba ndox mi mënatul voilà fii ndox mi doon jaar finalement day dem ba finalement dañ fa dëkkuwaay la te dëkkuwaay bi lan moo ko andi moo dañ koy fat parce que noonu ndox wax naa leen ko du wàcc yoonam. su nee ba dëkkuwaay bi fatt yoon bi rek kon donc ndox mi amatul exactement fu mu war a mun a dem loolu tamit bokk na si li nga xam ne tey jii moom moo gën a andi cause bi tey jii fii si commune Bambilor kon nag day jot ko aussi que ñoom tamit ñi nga xam ne tey jii ñu gis nañ situation bi ñu bàyyi si xel jëm ko xalaat depuis léegi pour trouver solution balaa muy gën a ëpp loxo quoi.
voilà commune Bambilor soriwut dala Sangalkam ñu gis fa ay liggéey yoo xam ni def nañ ko fa muy mel ni pavé suuf si est-ce que loolu jotutoon tey jii ñu defoon ko au niveau de Bambilor pour mën a permettre ba ndox mi bu dikkee mën a barastiku jàll. En fait man peut-être que du ma technicien trop donc am na yenn sujet yoo xam ni mën nañ cee wax ni ci peut-être lu ñu constaté ak loo nga xam ni peut-être jot nañ si discuter ak ay borom xam-xam tamit maintenant ñun en ce qui nous concerne parce que man dama représenté fii ARCA mooy association des résidents de la cité Akis parce que ñun bi ñuy ñëw fii Bambilor cité Akis moo ñu fi indi ak promoteur bu Telium boo xamante ni moom moo samp cité Akis maintenant promoteur bi lim ñu waxoon dafa ñëwoon en tout cas site bi c'est pas une zone inondable expliquer ñu en tout cas jaay ñu un projet boo xam ni sur le papier donc koy xool mu rafet trop bon nga vraiment ku ko gis da nga ciy am envie dëkk mais bi ñu ñëwee au bout de quelques années ci la ñu commencé gis problème yi donc maanaam mën na am situation bi am na manque de maîtrise quelque part léegi loolu lan moo ko war a mën a indi c'est vrai que comme li ji bi wax dëgg la boo xoolee tali yi nga xool tali bi moi je pense que de Bayax tali bi jógee Bayax ba Sangalkam boo xoolee dafa am ay mini pont yu nekk yoo xamante ni ay passage yu ndox la ñu bàyyi woon ci suuf mais fii nii biir Bambilor boo xoolee de part et d'autre côté passage ndox yooyu tabax nañ ci ay kër donc effectivement bu fekkee ñi defaroon tali yi à l'époque ñoom xamoon nañ ni foofu ndox dafa war a jaar donc comment se fait-il que ñuy bàyyi di aménager donc en tout cas ñan ñooy responsable ci aménagement wu cité yi ñan may responsable ci aménagement wu kër yi ñuy bàyyi ñuy tabax ba tabax fi nga xamante ni ñoom xamoon nañ ni bu baax que fii ndox daf fi war a jaar donc effectivement mooy indi yenn problème yu bëri d'accord. bi ñu leen ko doon jaay ngeen gis kayit yi leen xaatimal mu rafetoon lool ngeen dëkk ci lan leen waxoon gisoo leen ko ndax ki leen jaayoon terrain bi gis ngeen ko wala jéem ngeen koo jot téléphone xamal ko que ni fi mu leen jox baaxul est-ce que def ngeen ci ay démarches pour jot ko. en tout cas ñun suñu wàllu bopp cité Akis c'est vrai que dañuy aussi solidaire par rapport ak ñi nga xamante ni tamit ñun fi lañ leen fekk waa Bambilor parce que ñun ñëpp ñoo bokk gox bi te je pense que xeex bi ñun ñëpp ñoo ko war a xeexandoo je pense que du xeexu Akis rek wala xeexu Arcar wala xeexu waa Bambilor kese ñun ñëpp dañu war a xam ni problème bi benn problème la ñun ñoo ko bokk te dañ ko war a jéem a sumbandoo xeexandoo ko maintenant ñun def nañ démarche yi nga xam ni moom moo war pour wan waa Telium ni leen fii kat li ngeen ñu waxoon demeewul noonu ñoom am na yu ñu promettre bon ñu ngi xaar am na yoo xam ni bon ñu ngi koy def de façon maanaam defin bi daal demeewul ñun niñ ko bëggee ak niñ ko yaakaare maintenant ñun nag dañu décider vraiment taxaw tem ba li nga xam ni mooy suñu àq ñu delloo ñu ko ba mat sëkk parce que contrat lañ jëndee ay kër te aussi kër yi ñu jënd aussi dañ ko fay ba mat sëkk d'accord donc il n'est pas question que ñun aussi ñoom ñu encaisse seen xaalis dem bàyyi ñu fekk ay problème donc li nga xam ne moo leen war ñoom dañ ko war a def donc ñun ci taxawaay boobu lañ taxaw fi mu toll nii. nga bokk ci association représenté leen fi ndax yéen am na ay démarches yu ngeen di def ngir ndox mi taa ci dëkk bi mën a deñ. alors ñun je pense que li ñu am nañu initié ay système de pompage mais je pense que li nga xam ni en tout cas ci li association bi def mooy ci li concerné yenn kër yi nga xamante ni am na ndox bon ñooñu la ñuy jéem a dimbali ñu génnee seeni ndox et tout ça. maanaam ñooñu ngeen di dimbali mooy ñi ngeen bokkal association wala ñi ngeen bokkal tund Bambilor. non ñu bokkal déjà cité bi rek Akis parce que wax dëgg fa yàlla c'est vrai que amaguñu une vision d'ensemble du problème ci Bambilor yëpp mais ñi nga xamante ni ñun suñu côté am nañu impacté nañ ci événement yi nga xamante ni ñoom am nañ ndox seen biir kër donc am nañu ay système de pompage yoo xam ne dañu leen di dimbali quand même ñu génn ndox yi seen biir kër pour le moment daal ci loolu lañ taxaw et puis jéem a taxaw temm tamit ñoom tali yi nga xamante ni parce que ñoom solution yi ñu joxoon mooy
tali bu ñu ko defaree avec des systèmes de pente ndox yi bu ñëwee dina dem ndox yi du fa taa ak affaire demee tali yi nga xam ne ñoom commencé woon nañ ko normalement décembre 2021 ñu waroon ko pare bu yàgg te gis nañ ni fi mu toll nii peut-être même 20% de liggéey bi defaguñ ko te loolu moo gën a compliquer suñu situation ren parce que dañu ñëw xoos tali yi indi latérite teg ko léegi nag finaliser wuñu bi mu tawee latérite beeg ndox mi jaxasoo léegi nag mu def ni tali yëpp ay ban la def donc déjà déplacement day metti en plus salteel bi mu salteel cité bi donc loolu daal moo gën a nekk suñu problème fi mu toll. voilà jërëjëf Abdoulaye ci même question boobu rek laay ñëwaat ak Djibi rek ndax puisque yow te association nga fi taxawal ndax yéen a ngi lal ay pexe yoo xam ni yéen a ngi koy teg pour jëlee ndox mi ci dëkk bi. waaw effectivement Cheikh Bamba di rafetlu interview vraiment que Abdoulaye Cissé lu mu wax parce que tamit noonu la. parce que tamit premier objectif mooy ñun ay dëkkandoo lañu premièrement parce que tamit doo gis sa dëkkandoo nekk ci yenn situation yi tamit doo ko taxaw bon lu effectivement ñun loolu presque dañ ne ñun plus de 4 ans 5 ans ñun ñu ngi ci parce que tamit ñun dañoo yàgg dund situation bu mel nii di ko dund ay at parce que toujours dañoo yàgg di organiser wu ñun heure bi daana fekk fépp foo xam ne fu ndox war a jaar ku nekk da nga yore sa pelle yore sa turelle yore sa matériel pour jéem ubbi yoon yi pour mu bañ a lor kenn aussi que dañ doon am ay matériel de pompe yoo xam ne yu mel ne ay machine yoo xam ne dañ doon dugg ci kër yi kër gu nekk ñu vidéo la sa ndox dañu permettre aussi que ñun tamit ñu aussi que bu njëkk plan Orsec da doon am su plan Orsec su doon ñëw tamit dañ doon am ay moto pompe yu mag dañuy permettre aussi que ñu am benn cuvette recouper ndox bi foofu ñuy pomper yeneen ndox yi si yeneen kër yi di ko wàccee si cuvette bi moto pompe bu mag bi nga xam ne moom ñu ba plan Orsec jox ñu état jox ñu mun ko pomper di ko yóbbu si bassin de rétention bi loolu yàgg nañ ko def chaque année daañu permettre aussi que balaa hivernage bi sax déjà da nga gis ndox mi day commencer di disparaître dootoo ko gisati par contre nag am na zone yoo xam ne nag dafay difficile pour nga génnee fa ndox surtout Médina Bambilor problème bi mu am mooy que Comico da ko xaw a andil problème tuuti problème bu mu ko andil mooy que comme ni ko Cissé waxee léegi ñoom dañu def benn forme de pente cité Comico pente la def pente boobu mu def nag moom mooy versé au niveau de Médina Bambilor ndox mi jógee Comico yëpp si Médina Bambilor lay wàcc finalement am na kër yoo xam ne cette fois ci ren foo xam ne musul am ndox sax dafa am ndox am na yoon boo xam ne dafa dagg ba fekk si waa kër yi nga xam ne ñu ngi Médina Bambilor ba nga xam ne léegi pour dire que kon continue bi Médina Bambilor am si ndox musu ko am parce que même soo demoon tey Comico ñu ngi pompé soo fa pompé tamit ndox bu ñuy pompé ci mbedd yëpp soo xoolee Médina Bambilor lay versé dafa mel ne Comico Médina Bambilor mooy kivetam kon donc loolu tamit aussi lu jara bàyyi xel la ñu xam ne aussi que tamit defar dafa baax mais tamit sóoraale sa dëkkandoo tamit dafa am solo parce que tamit si que ñun tamit association bu ñu yore bon ñëpp xam nañ ni ñu yàgg nañ si defee action de développement yàgg nañ xam ne ñun dañ doon summeeku nekk ci biir ndox mi yore suñu ay machine di pompe yàgg nañ ko def ça fait plus de 5 ans ñu ngi koy def ba léegi aussi ñu ngi koy def ñu ngi def action de développement aussi ñu ngi jënd ay gasoil aussi di jàppale ñi nga xam ne dañu yore ay moto pompe mais amuñu ay moyens pour jënd gasoil parce que di nga gis ko xam ne am na moto pompe mais amul ñu mu jënd ay gasoil ñun dañuy obligé ñun tamit suñu biir lu ñu yàlla dénk ci association bi jàppale leen si ay gasoil pour que au moins ñu mun a décanter seen ay situation mais aussi bu leen fàtte ne aussi que Comico y a 3500 logements 3500 logements kër gu nekk li ngay verser ndox si kër robinet lu muy verser rek déjà mu si suuf te Comico kii la ndab doo la ndab bi la soo fa demee léegi-léegi da ngay gis ne ndab la ndox baa ngi ci kaw soo ko pompé léegi-léegi ndox mi day génnaat système bi gën a baax mooy que au moins comme ni ko Cissé waxee que ñun ñëpp ñu toog autour d'une table waxtaan du cité Comico du cité Akis du Médina Bambilor du këru kaw du këru suuf ñun ñëpp ñu toog autour d'une table jéem a trouver avec les autorités qui sont là ñu jéem a trouver une solution. est-ce que waxtaanoo yéen a ngi ciy def ay démarches ndax yéen ci seen biir déggoo ngeen ba war a mën a amal débat yu waxtaan yooyu noonu. waaw si ñoo ngi si waxtaan ba tey rek sax def nañ si benn sortie ba tey si matin def nañ si benn sortie bu si am solo ba ñu ngi siy def ay démarches ba évolué la ñu ngi si teg aussi ay programmes ba aussi ñu ngi siy teg ay plan d'action parce que ñun suñu wax yemuñu si wax mais si ay plan d'action lañ koy def aussi si ay programmes yoo xam ne peut-être am na ñu fi nekk. ñoo xam ne ñu ngi fii un grand partenaire mu ngi fii tey dëkk si Bambilor tey mënuma la xam nag mais mënuma exactement fu mu dëkk mais je sais que sore wuñu sax fii mais kooku c'est un grand partenaire il a des ONG
moom am na lu mel ne Guide de Thiaroye Kaw lu mel ne ñetti mbaar yu mel noonu plan d'assainissement boobu yëpp moom moo ko defar mais il habite avec nous maintenant mais fii la dëkk te ay partenaires la yore si partout même ay dem Bénin day dem partout en Afrique si loolu mooy liggéeyam bon ba ñu ko rencontré aussi que war nañu un programme war nañu un plan d'action war nañu ay partenaires yoo xam ne ñii mun nañu ko apporter pour que au moins fléau bi nga xam ne tey Bambilor mu ngi koy dund mu mun a wàññeeku mais premier objectif bi war a jiitu moo ñu évacuer yu ndox bi mu mun a egg Lac Rose convenablement ba mu am problème parce que même su nekk démb finalement ndox bi dafa mun a dafa dagg ba egg Lac Rose kenn daggu ko moom moo dagg boppam ba egg Lac Rose boobu commencé verser Lac Rose l'image bi am nañ ko depuis barki démb ak démb yëpp on a les images pour wan ne que yoon bi ba léegi mu ndox mi mu ngi si yoonam egg na Lac Rose léegi lu des mooy que lu des ñun ñëpp ñu toog waxtaan ci avec l'appui de l'État les autorités qui sont là suñ ko defee rek incha allah dina baax. waaw foofu la ñuy desaat ba tey ak yow ji bi ndax wax nga ko sànq si say biir wax muy plan Orsec boo xam ni. Abdoulaye Wade lancé woon na ko depuis 2012 mu amoon ay plan jaxaay ak yooyu. ba récemment rek taw bi mu sonalee askan wi ca Ndakaaru ministre bi Antoine Félix Diome. lancé waat ñu defaat plan Orsec boobu ngir génnee nit ñi ci jafe-jafe mbind mi ñuy dund est-ce que plan Orsec boobu agsi na ba fii ci Bambilor. waaw plan Orsec bi daana fi egsi chaque année vraiment daana fi egsi dañ ko daan gis largement avec le sous-préfet ñu fi nekkoon yëpp dañu doon gis dañu doon wàcc ci terrain bi ñoom Marcel ak ñu fi ku fi nekkoon Alioune Dione bi fi nekkoon moom ñëpp dañu doon wàcc ci terrain dañu leen doon gis même au niveau des écoles aussi dañu doon gis ne dañu doon andi seen ay hydrocureur dañu doon ngàcc ci école yi ba école yi jeex gis nañu ay actions yu vraiment yu am solo yu ñu doon def mais cette fois-ci dafa am benn lenteur bu ci nekk en vrai dire mais dañ koy wax ci kaw parce que dafa am lenteur parce que nu mu doon gaawee ren moom vraiment moo gaaweewu ko. lenteur bi lu ngeen jàpp ni moo ko bloqué. bon lenteur bi moom peut-être aussi que parce que plan Orsec ren c'est le président moom moo ne c'est l'armée les sapeurs ñoom ñoo ko tey si ñoom lañ ko gën a ñoo ko gën a diriger kon le ministre de l'intérieur moom moo gën a yore tey le plan Orsec président si loxoom la ko teg kon nag dafa foofu aussi que dañu war a gën a informer les autorités parce que au niveau de Moustapha Mboup bi nga xam ne tey moo secrétaire général association bi contacté leen autorités yi fi nekk ki nga xam ne moom moo yore le plan d'inondation bi waxtaan ak woo na ko mu ne ko je vais l'appeler ñi nga xam ne ñoom ñooy waa sapeur pour que au moins le plus rapidement possible pour que ñu mën a ñëw évacuer ndox bi nu le plus rapidement possible nu mu mel bu ñu fàtte ne aussi que autorité yi am na loo xam ne attanu ko mënuñu ko autorité rek moo ko si mën a jàppale quoi ñu jàppale ko mais Bambilor situation difficile na trop métti na fa. voilà jërëjëf Sow ba tey rek ci waxtaan wi lañ di desaat ak ndox mu bëri mi nga xam ne mi ngi fii ci biir Bambilor ñu nekkaat ak Cissé comme ni ko sa naataango bi waxee rek puisque booba tey yéen a dox ay jéego pour ndox mi nekk biir Bambilor dañ plan Orsec bi yéen a koy dégg est-ce que yéen tamit ci seen côté ngeen fare def ngeen ci ay démarches dem ci autorités yi di leen seen soxla pour que plan Orsec bi ngeen di dégg ñu agsi ba Bambilor. waaw bu dee plan Orsec bi je pense que am nañ ay contacts ak autorité mais bon déggaguñu fii ñun exécution plan Orsec suñu zone bi mais ñun suñu principale préoccupation mooy suñu problème dégg-dégg mooy suñu relation ak promoteur bi nga xamante ni moom mooy premier responsable par rapport ak li nga xamante ni moom moo ñu ko jaay parce que ñun jënduñu ay kër cité lañ jënd parce que xam nga c'est différent je veux dire nit ki bu la ñëwee jaay la cité ni la cité bi nii laa bëgg mu mel dama bëgg mu am lii am telle disposition cité bi zone bi ndox du fi taa wax la expliquer lépp xam nga nit ñi jëndatuñ kër kese parce que booy jënd kër aussi da ngay xool environnement bi nga fas yéene dëkk donc problème bi du man am naa sama kër rek pare naa ci ñoom li nga xam dañ ko diggee ci projet bi yëpp bu fekkee ñoom dañ dem ba ci biir mu am difficulté solution yi nga xam dañoo toog waxtaan ak ñoom ñu ne lii kat solution la mën a nekk mais ñoom ay solution yi dañ ko exécuter mënuñu toog nag di xaar pendant ay weer ak weer chaque jour tey suba ëllëg ngoon kenn du xam ñoom lu ñuy def bu ñu ñëwee fii laal fii tey suba ñu laal fële du sotti donc ñun suñu principal problème mooy d'abord suñu si nga xam ni comme moom la ñu contracté ak moom li mu wax ak ñun na ko def d'abord je pense que bu ko defee nag après bu ñu gisee ni problème yi des na toujours ñu jéem a xool leneen lu ñu def mais moom déjà li mu digg na ko def. kon su ma déggee ci say biir kàddu yéen parewu leen pour dem ci autorités yi ngir ñu jàppale leen ba plan Orsec. ak non waxuma loolu la ñu ngi ci loolu parallèlement dañ ci nekk parallèlement xam nga c'est-à-dire que kenn ku si nekk da ngay jël sa responsabilité ci problème bi
maanaam ku nekk am na ci responsabilité c'est-à-dire comme ni ñu waxee woon sànq zone bi en général aménagement zone bi ci boppam en général mooy premier problème parce que comme ni mu wax moom wax na fi ay cité comico wax na fi parce que fii nii Bambilor mais en l'espace de 10 ans mais la cité elle a explosé xam nga Bambilor ci boppam boo jëlee CDC nga jël Akis jël comico du sori 10 000 logements mais 10 000 logements yoo nga xam ni da nga xëy rek ñëw dugal dóor ko ci benn zone en si peu de temps te problème aménagement yi ñuy wax du kese du problème mu ndox kese y a plein d'autres problèmes d'aménagement par exemple tali bi gis nga tali bi nu mu toll xoolal tali bi depuis combien de temps la ko mairie bi tëj pour di ko bricoler waat encore fii kenn mënatu fi jaar donc problème yi c'est des problèmes multiples effectivement tey instant bi nii problème mu ndox bi moo teew mooy urgence bi moom la ñuy wax ñun en tout cas en ce qui nous concerne côté Akis problème mu ndox mi ñaari interlocuteur lañ ci am effectivement muy premièrement Telium mi nga xam ni moom moo ñëw ni ma fii nag dañ la koy jaay fii baax na te ñun bu ñu paree lii ak lii lañ ci def donc ñoom li ñu diggee ak ñun nañ ko def deuxièmement mooy état bi nga xam ni pour man mooy responsable ci aménagement du territoire pour man bu ñu toogee ba nga xam ni les voies d'eau fatt nañ ko mais état mooy responsable te loolu aussi ñoom ñoo ko war a régler te problème bi aussi du kenn ku ci nekk de façon individuelle toog plan Orsec chaque année plan Orsec mënul continuer il faut ñu am ay situations yoo xam c'est des situations durables et définitives ñu am ay solutions structurelles yoo xam ni dañ koy teg loo xamante ni day nekk loo xam ne day leer ci bopp nit ñëpp mais mënuñu chaque année plan Orsec loolu ce n'est même pas viable te nit mënu koo xalaat mënuñu nekk chaque année ci ay plan d'urgence te comme ni ñu waxee fii zone jaarukaayu ndox la mën na am sax du zone ndox mais zone boo xam ni la ndox bi dafay am ay yoon yu muy jaar di dem Lac Rose te gis nga ñi nga xam ne ay experts lañ tamit ci écologie bu ñu xoolee Lac Rose mais nit ñaa ngi naan Lac Rose mi ngi dee mais lan mooy rey Lac Rose parce que ndox yi fa doon dem ñoo fa eggatul te Lac Rose nekk benn patrimoine boo xamante ni sur le plan écologique et touristique et culturel boo xam ne c'est très important mais yooyu yëpp c'est des problèmes globaux yoo xam ni dañ ko war a réfléchir donc effectivement ñun en tant que habitant de Bambilor mën nañ toog di xool des choses yoo xamante ni c'est ponctuel mais li nga xam ne mooy koy régler de façon structurelle ba pare sauver waale zone bi yëpp loolu état moo ko mën def. ba ci état boobu ba tey la ñuy des ndax ministre bi nga xam ne moom lañu dénk wàllu dëkkuwaay soriwul dara commune Bambilor est-ce que dem ngeen ci moom dis ko seen jafe-jafe yi nga xam ne moom ngeen di dund. su ma juumul Omar Gueye la de waaw Omar Gueye waaw d'accord bon xam naa ni de toute façon je pense que association bi moom ñi nga xamante ni autorités yi nekk ci zone bi yëpp am nañ ay contacts ak ñoom maintenant nag ak par rapport ak Omar Gueye man instant bi ni xamuma exactement niveau contact yi fu mu toll et puis est-ce que am na ay contacts yu ñu amassé sax mais je sais que de toute façon parce que ñun aussi lu ñuy def dañuy xool yoon ñi ñuy jaar pour def ko maanaam lenn lu ci nekk par exemple am nañ loo xam ne ñu ngi koy waxtaan ak mairie bi am na yoo xam ne ñu ngi koy waxtaan ak préfet bi ak gendarmerie ak yooyu yëpp sujet bu ci nekk am na ñu ciy waxtaan maintenant comme sujet bu nekk dafa am ku ñu ko dénk bon man côté bon franchement du man maa ko toppatoo mais du ñàkk ni am na ay contacts yoo xam ne am na ci. ndox mi gën a bare ci seen zone est-ce que autorités yi mos nañ fee doxantu ba ñëw xool li ngeen di dund. man de wax dëgg fa yàlla gisuguma fi benn autorité de. wax dëgg fa yàlla gisuguma ngeen ci ñoom. bah évidemment de toute façon ñoom li nekk ci Bambilor ñëpp xam nañ ko. d'accord donc que muy waa Telium xam nañ ko muy autorité aussi xam nañ ko man je pense que bu fekkee da nga nekk responsable soxlawoo bu problème amee xaar nit ñi di la seet si bon vraiment voilà. ok mën ngaa gis benn autorité ci mu dikk di ànd ak yéen métit bi ngeen di dund. loolu lu xaw a jafe la am na loolu daaw jéeg laa ko gisoon. parce que gisuma ko daaw aussi gisaguma ko ren daaw jéeg laa ko gisoon avec vraiment un grand engagement de Jal Diop bon je dis effectivement parce que daan nañu fekk largement comico daan nañu fekk aussi Médina Bambilor
même déplacé na woon le sous-préfet ak le commandant de la gendarmerie pour mu xool nu ñuy fexee ba législation Charles Diop vraiment en vrai dire daaw jéeg gisoon nañ ko parce que daaw jéeg daf ñu initié woon si projet bi nu ñuy fexee créer benn collectif ñun ñëpp pour lutter contre l'inondation collectif boobu ba ñu ko defee ñu invité woon ñu bokk ci andi si suñu xalaat au niveau de l'association ak ñeneen bon vraiment que mu nekk c'était une grande réussite aussi vraiment ñun ñëpp ñu summeeku ensemble ku nekk wàcc ci terrain li nga mën nga def ko yaakaar naa ne situation boobu sax melul woon comme nu mu mel nii moo tax vraiment que une fois encore de plus dañ leen di wax ne ñun ñëwuñu fi pour concurrencer c'est un apport citoyen un apport citoyen ñun ay citoyen lañu ñëw def contribution bu ñu la ñuy def pour jàppale leen ci liggéey bu ñu liggéey parce que difu boobu léegi ñun kenn woowuñu kenn waxtaan ak ñun mais ñun c'est à notre niveau ñu leen di woo ñun dañuy woo ñëpp zal dañ koy woo dañuy woo ñeneen ak ñeneen dañ leen di woo expliquer leen parce que man fi ma dëkk au niveau de Médina Bambilor maa ngi ak autorité bu dëkk ak ñun koo xam ne il est proche du maire il est toujours avec nous mais gis na situation bi Médina Bambilor dugg buntu këram da daan am ndox fees dell mais cette fois-ci daf ko remblayer pour protéger buntu këram lépp gis nañ ko mais néanmoins population bi ku nekk yaa ngi jéem a def li nga mën pour jàppale sa mbokk ak say dëkkandoo il faut di lancer un appel aussi aux autorités aussi que ñu wàcc ci terrain bi waxtaan ak askan yi waxtaan ak association yi yaakaar naa suñ ko defee rek incha allah dinañ trouver une solution créer une collectif pour inondation bi sànq da nga wax ju am solo pourquoi plan Orsec pourquoi toujours plan Orsec le plan Orsec dafa nekk loo xam ne dañ ko war a nekk suñu ginnaaw parce que Dakar suñu waxee Dakar dama ne Dakar santam xam nga Dakar na la sant Dakar presqu'île la sant Dakar presqu'île la sant Dakar île la tout lu ko dese mu nekk île bëriwul kon donc Dakar yëpp si ndox la tegu te surtout ne ñu ñëw dëkk zone bi ngeen na zone des Niayes zone boo nga xam ne da doon créer emploi même ndox bi ngeen di gis nii mun na créer emploi parce que mun na si agriculture mun nañ ko fi développer élevage bi mun na fi développer parce que ndox bi ngay gis nii yàlla daf ñu ko wàccal aussi pour ñu di si xëy di si gont di si liggéey mais su nekkee dañu bàyyi ndox bi di yàqu si mbedd yi ñu koy ŋàcc di ko sotti feneen foo xam ne fii amul benn njëriñ aussi amul sens parce que ndox mi da doon alimenter Lac Rose di créer foofu ay jeunes yu doon liggéey di créer du tourisme leneen ak leneen te et puis bu leen fàtte ndax Lac Rose ndox bi ko doon jógee mu ngi doon jógee ba àllum kaañ la daan jógee jaar jaxsaaw jaar suufu pont ak si foofu egg dem ba alimenter Lac Rose loolu yëpp pour te ko mu ngi commencé di disparaître comme ni ko Cissé waxee jërëjëf mu nekk ay jafe-jafe yu métti yoo xam ni waa commune bu Bambilor ñu ngi koy dund waxtaan wi xaajul bay jeex mais da di waxtu wi danoo xaw a xoj kon xam naa da leen di jox rek ngeen lancer seen message tàggatoo ak askan wi leen seetaan à travers la 7 TV bu ko defee ñu ñaanalante ba beneen yoon sa kàddu gu mujj si message. Voilà maa ngi leen di déjà remercier ci initiative bi effectivement média dafa war di taxaw ci wetu askan bi di xool lan mooy seen problème aussi di waxtaan pour ut ay solution déjà man am naa beneen contentement mooy le fait que ñu tasante fi ak suñu naataango yi nga xam ni ñoom ñoo nekk Bambilor ñu bokk problème bi aussi effectivement war a mën a trouver ay cadres yoo xam dinañu mën a toog pour réfléchir de façon globale ci aménagement zone bi yëpp donc nee naa la problème aménagement bi du problème mu ndox mi kese problème mu yoon am na ci yeneen problème am na ci loo xamante ni ay infrastructures yoo xam nit ñi fi dëkk dinañ ko soxla parce que nit ñi ñuy yokk de plus en plus cité yaa ngi gën a yokk donc pression bi fi am il faut ñu anticiper ci lu bari donc loolu yëpp ay problèmes yoo xamante ni il faut que ñu am vision pour mën a def attention pour mën a sóoraale loolu pour mën a dabb loolu avant problème di dal suñu kaw donc loolu c'est extrêmement important pour ñun bi ci des mooy concernant cité ACIS ñun encore une fois suñu interlocuteur bi nga xam ni moo gën a am importance mooy Telium mi nga xamante ni dafa am yum ñu ameel yoo xam ne ñun dañuy exiger pour yu ñu ameel ñu def ko léegi autorités yi aussi ak état bi dafa war a toog mu réfléchir de façon globale sur l'aménagement de la zone déjà priorité bi comme ni ñu waxee mooy fexe ba nga xam ni ndox yi nga xamante ni ñoom dañuy stagner te waroon dem seen yoon ñu fexe bu utal ndox yooyu yoon parce que dafa am benn moment boo xam ne il faut ñu toog li ñu war a sacrifier ñu sacrifier ko pour que solution mu war a am solution durable
parce que encore une fois man mënuma comprendre chaque année plan Orsec ça fait 10 ans. merci chaque jërëjëf année plan Orsec loolu mënuma comprendre. merci jërëjëf Sow ñu jox la rek nga tàggoo ak askan wi ak message bi nga xam ne war nga koo lancer autorité bu dee am nga ko wala ñu tëj li nga xam ne mooy émission bi. waaw di leen jaajëfal si seen déplacement parce que vraiment que yéen ni ko sabab yéen a am intention ñëw fi yéen a def seen déplacement bon vraiment ñëw seet si ñu mais di leen gërëm di leen remercier waa Seventry di gërëm aussi seen président Touré aussi vraiment di ko sant aussi que di encourager suñu jeunes yi nga xam ne tey jii ñu ngi liggéey au niveau de Seventry nekk ñu mel ne Assane Ndiaye tamit di góorgóorlu nekk foofu di fa di encore di leen ne suñu autorités yi di leen lancer un appel que ñu gën a jege askan yi que ñu gën a jege association yi gën a jege chef de quartier yi gën a chef de village yi gën a waxtaan ak ñoom cité yi ñi nga xam ne ñooy représentant cité yi aussi gën leen approché que ça soit un assise genre assise lay doon boo xam ne lépp kuy xam ne Bambilor bonne volonté des personnes ressources ñëpp ñu toog waxtaan autour d'une table incha allah on va trouver une solution su télé aussi ñu def leen demande au l'État ñu def ko demande je vous le dis encore les ONG sont là des partenaires sont là ñi nga xam ne mën nañ jàppale Bambilor aussi problème bu muy dund di remercier aussi que ñi nga xam ne ñoo ñu dalal fii siège bi muy waa siège bi dem Sidi Sow di ko sant di ko gërëm mais moom tamit liggéey bu muy liggéey aussi que macha allah di wax ni aussi que fléau bi c'est un fléau bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo war a toog la presse tout le monde ñu waxtaane ko une fois pour que ñu mun ko régler sinon Bambilor d'ici 10 ans une catastrophe nga fiy gis parce que population baa ngi gën a yokku aussi que ñu respecter aussi le plan d'urbanisme il y a un plan d'urbanisme qui est là boo xam ne bii dafa leer nañ plan d'urbanisme suñ ko tegoon fii rek di nga xam ne lii dafay leer nañ le plan d'urbanisme est là nañu ubbaat Google xoolal plan d'urbanisme waxtaanaat la ñu respecté ko incha allah dina baax soobee yàlla. merci encore jërëjëf di remercier ki nga xam ne mooy Moustapha Mboup mi jàppoon ci coordination bi ban man leen a amal émission bi fii ci Bambilor mu nekkoon Seventry télé bi nga xam ni dara tax koo jóg lu dul yi tey askan wi fépp fu waay nekk dinañ ñëw ba si yow tàllal la suñu micro nga wax say jafe-jafe yi nga xam ne moom ngay dund ñu génneel la ko di ñaan suñu borom def ci saafara muy lu métti loo xam ni waa commune bu Bambilor ñoo ngi koy dund muy ndox moo xam ni amut fu waa jaar ndax foo teg sa tànk rek yaa ngi suruf si am ndox muy jafe-jafe métti yoo xam ne ñoo ngi koy dund mu nekkoon seen émission débat de la rue ak Cheikh Bamba Kane di remercier technique yi nga xam ne techniciens yi nekk suñ kanam à savoir Timi ak ki nga xam ne mooy Jeeba borom sedd moom loolu laa koy tooñe saa su nekk di leen jox rendez-vous beneen yoon ak beneen numéro jërë ngeen jëf. We are Seventry.